asalaamaaleykum suñu mbokku téléspectateurs yi ak internautes yi nga xam ni yéen ñi suivre saa su ne les programmes de Khass TV votre télévision préférée en ligne comme ni ñu koy defee saa su ne nag lépp loo xamante ni ji dafa soxal askan wi ci ay xabaar yu jëm ci li ay leeral ñu war koo jotal ñi nga xam ne rek ñooy askan wi dañ ci dox li ñu mën ngir andil leen si lu gën a yaatu si seen bëgg-bëgg ak seen gis-gis su ñu ko noonu ñu nuyu waa diaspora bi les Sénégalais de la diaspora mais également di nuyu Sénégalais yëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan à travers les 14 régions du pays ak ku mënti doon góor jigéen mag ak ndaw comme seen biir émission yaatal géew bi nag ni ñu koy faral di defee tey dañu déplacé wu ñëw fii nga xam ni mooy Cambérène fekk fii ki nga xam ni mooy l'édile de la commune en l'occurrence monsieur Mame Amadou Samb nga xam ni moom la yàlla teg ci boppu mairie bi tey nag moom la ñu war a seqal jataay mu war a indi nag ay laaj yoo xam ne ak ay tontu dina dox suñu diggante ngir ni commune bi doxee waaye également ngir jafe-jafe yi nga xam ni diwaan bi mi ngi koy jànkuwanteel ci li nga xam ni moo jëm ci digganteem ak askan wi waaye digganteem tamit ak ñi nga xam ni ñoo jiite réew mi kon ci loolu monsieur le maire laata ñuy sori rek dañ la jox kàddu gi nga nuyoog Sénégal nuyoog waa àdduna waaye nuyoog mbokki Cambérène. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñi ni seetaan ñëpp waaye ginnaaw bi ñu sant yàlla julli Seydina Limaamu alayhi salaam ñu ngi ñaanal Baye Ablaye Thiaw Laye xalifatul am yàlla yàggal ko fi may ko wér di nuyu kilifa diine yëpp ci Sénégal waaye di nuyu bépp sénégalais rawatina ñi ñu yàlla booleel muy Cambérène comme ni ñu ko waxee yàlla dogal ma nekk maire ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp délégué de quartier yi imam yi notable yi ñëpp ñu ngi nuyu conseil municipal bi di nemmeeku ñëpp di leen ñaanal yàlla sàmm ñu aar ñu wattunu. kon monsieur le maire Mame Amadou Samb laaj bi ñu lay dëkk laaj mi ngi jëm ci chantier yu mag yi nga xam ni kenn mënul tudd maanaam chantier boobu te tuddoo Cambérène nga xam ni dafa traversé te ni mu ko traversé ñi nga xam ne ni indiwoon na ay ñàkk déggoo ci état bi ak ñi nga xam ne ñooy population bi muy le prolongement de la grande voie muy VDN bi kon loolu tey bu ñu tolloo ba ci jamono nit ñi di laam-laamee ndax problème bi réglé wu na wala réglé wu ba ñu bëri di fi jaar ba tey gis nañ ni espace diggante boo xamante ni ji ba léegi kenn taleegu ko léegi yow en tant que maire de la commune est-ce que mën nga indi ay leeral ci askan bi rawatina ñi nga xam ne ñooy waa Cambérène. waaw loolu moom vraiment def nañu si ay jéego ndax comme ni nga ko waxee bi chantier bi tàmbalee la état namoon a def ak li Cambérène bëgg amaana bokkul loolu moo tax population yu jóg dégg nga coow li ba président joxe ndigal vraiment ñu koy saluer si loolu lu mu def ndax bu ko neexoon doxale na neen waaye heureusement que ba mu d'accord ak waa Cambérène fekk si ñu vraiment muy mur bi alors bi ñu ko dindee léegi dañ ko war def ay pylône maanaam man nga jóge si biir dëkk bi booy dem géej da ngay jaar si suuf parce que li fi nekkoon booy dem géej da ngay wiiri mais léegi heureusement que ay pylône lañ koy def d'accord yàgg na te aussi xat na ndax boo dawee jógee Dakar da ngay daw nu mu la neexee ba ñëw Cambérène amaana sax booy dem Cambérène booy dem Cambérène man nga bañ am soxla Cambérène mais foo nga jaar te boo fa jaaree da nga fi yàgg donc waaye saafara ñëw na ndax fan yee passé rencontré nañu le ministre Omar Youm ñu nag dëkk bi délégation bu mag dem seeti ko fële ak Diamniadio ba il nous a assuré que ni travaux yi dina reprendre septembre bi donc fii ak weer normalement wala sax du ko mat travaux yi daañu reprendre te bu reprendre tronçon bu ndaw la vraiment liggéey bi du yàgg mu àgg ñëpp noppul loolu daal d'accord nañ si et li si xewoon nag loolu moom li naan nettalu xuloo la heureusement que bi ñu d'accordé ba toog nañu ba gindi kënt xam ni ñun suñu bopp lu ñuy liggéeyal te aussi tali développement la njariñu Cambérène njariñu askan wi la njariñu Dakar la waaye njariñu Sénégal gi yépp la loolu xam nañ ko ba finalement travaux yi incha allah dina reprendre fii ak du mat weer te bu reprendre gëm naa ni daal peut-être que su matee mën na bañ sax mat weer mu pare comme ça ñëpp noppalu ndax ñëpp a ko soxla comme ni nga ko waxee vraiment ngoon gi boo demee boo génnee sa xel du dal
parce que xale yi dañuy jaar suufu camion yi et sans compter pollution yi nu mu tudd embouteillage bi dafa bari te dara la waral ko dudul tronçon boobu àggul waaye comme léegi incha allah d'accord nañu sous peu incha allah liggéey bi dina ak tàmbali comme ça liggéey bi jeex waaw. loolu yaakaar naa ne am na solo. ci jëm ci ay leeral. ci chantier bi nga xam ne mooy grande voie de prolongement. ñu koy wax VDN. ci loolu tey bu fekkoon ne tamit di jëm ci ba tey monsieur le maire yéen am na moo ko développé mais Cambérène moom toujours bu ñu jógee ci lii daanu ci lii bu ñu jógee ci lii daanu ci lii on se rappelle que muy canal bu mag boobu nga xam ni doon nañ ko bëgg jaarale biir Cambérène pour mu dem ci géej gi. nga xam ni eaux usées yi dina fa mën di jaar waa Cambérène taxaw tamit ñi ñëpp du fi jaar ndax loolu fan ngeen ci toll ak ban impact la mën a indi ci li nga xam ne mooy population bi. waaw loolu aussi daañu ci sawar a tontu parce que wax nañu émission bu nekk te kuñ ko wax da ngay xam ni kat ñun ñoo nekkoon ci dëgg waa Cambérène ñoo nekkoon ci dëgg ndax tuyau boo xam ni day romb ci dëkk yàq fa di fa sotti. géej gi mënatoo ko jariñoo xale yi di sangu géej mënoo leen téye te xamoo lu ñu fay fekki parce que ndox mi c'est pas traité à 100% te ndox mi fay sotti eaux usées yi c'est toutes les eaux usées de Dakar ndox yu bon yu nekk Dakar yépp sauf bu Cambérène ñu sotti la ko waaw. canal boobu. xam nga tooñ mu doon bari coow yépp ndox yi jógee Cambérène bokku ci woon. bokku si te usine bi. si suufu Cambérène la nekk to ay toolu waa Cambérène man mii sama maam amoon na si tool loolu tax na bayatuñu ñu implanté fa usine bi di sotti Cambérène te Cambérène ay ndoxam demul si usine bi ay ndoxu jàmbur. xam nga loolu mais amul canalisation amul assainissement. kon loolu mooy problème bi bu tawee Cambérène fees. day fees del xam nga loolu sax eau pluviale la mais eaux usées yi fosse yeeg yooyu ñi nga xam ne moom la usine bi di traité. step ONAS bi dina traité bu Patte d'Oie dina traité bu Parcelles dina traité yeneen ñëw sotti ko si fii si géeju Cambérène te Cambérène bokk si bañ ko waxee Union européenne dañu xoolante xam ne ñoo nekk si dëgg parce que projet da ngay fexe ba ñi ko moom approprier ko d'accord si man la gunge bu doon lool rek la preuve financement yépp après dañ ko bloqué. mais léegi loolu saafarawu na ndax président Macky Sall bi mu ñëwee comme moom nekkoon na ci këru débat bi avant muy falu au temps de régime Abdoulaye Wade xam na lépp nekkoon na ministre assainissement bi mu ñëwee li mu njëkk a wax mooy tuyau bi dañ koy génne maanaam émissaire bi loolu doon sotti te ndoxu Cambérène bokk ci woon dañ koy génne ba pare réparer injustice maanaam ni ñu tooñe woon tamit ñu baal ñu ndax léegi Cambérène day am assainissement. loolu moo jaadu parce que ñun dañuy fay assainissement facture ndox boo gis tey ku fay ndox fay nga assainissement te pourtant nag Cambérène boobu nekkee Cambérène ba léegi mi ngi fay ndox te mosul am assainissement xam nga kon injustice bu mag mi ngi noonu waaye fàtte nañ loolu lépp ndax nit day baale te ku jël 360 hectares ni Senghor jëlal nanu yaatal sàqit yi gan gi ñëw loolu du assainissement wala milliard wala 2 milliards moo lay boole askan wi ndax ki am mooy maye te aussi ki am espace mooy xajalaate te nag Cambérène yàlla dafa dogal ba mu fiy nekk kenn nekku fi donc tey espace yi nekk fi yëpp Cambérène moo ko moomoon donc tey bu suñu kilifa muy sëriñ bi à l'époque di Seydina Issa yal na yàlla yokk leeram di doomu Seydina Mandione xalifa à l'époque ay années 79 côté yooyu la jël 360 hectares mooy unité 1 ba unité 26 mu jox ko Senghor bi Parcelles Assainies donc ku joxe loolu war nga mën a baale 30 ans ou 40 ans d'injustice ñu lay sotti ndox te sa ndox xamoo fa koy sotti yooyu yëpp baal nañ leen ko et te aussi président delloo nañu njukkal parce que tey assainissement 10 villes yi ngay dégg assainissement du nord de Dakar Cambérène si la bokk
actuellement les travaux sont en cours te incha allah sous peu dina àgg te c'est tout à l'égout on a 8000 presque 200 branchements tout à l'égout donc loolu je pense que bu ñu ko amee rek le problème sera réglé. tuyau canalisation boobu. askan wi lay seetaan bëgg nañ ci am leeral est-ce que dañu maanaam renoncer complètement projet bi ou bien da ngeen waxtaanaat seen biir ba jubóo ba d'accord tuyau bi war a dem. non xam nga état xam naa Cambérène cité religieuse la te ndox yooyu vraiment kenn waru ko tuur surtout fi ay population nekk foo xam ne chaque 2 mois 3 mois mu am événement religieux bu am ampleur comme ni ko yeneen di amee donc moo tax loolu vraiment jekkul ci Cambérène jekkul alors moo tax xam naa ne président ak ni mu xamee Cambérène aussi ni mu xamee problème bi bëgg a éradiquer ko mu jeex pour de bon ñëpp nekk ci jàmm moo tax mu ne léegi da koy génne te travaux yi commencé na loolu tamit dañ koy waxal nit ñi askan wi ñu xam ne travaux yi commencé na dañ koy génne Cambérène yóbbu ko feneen loolu ñu ko ci sant bu baax a baax. ndox mi ñëwatul noonu ñëwatul actuellement mi ngi ñëw parce que liggéey bi tàmbali la mais àggagul. mi ngi versé ba léegi. mi ngi versé non mi ngi versé ba léegi. mi ngi versé ndax travaux yi bu àggul fi ñu koy dévier noonu bu àggul il faut mu versé ba léegi parce que ndoxu Dakar il faut moom fu mu sotti. mais ba léegi ndoxu Dakar yi les eaux usées mi ngi sotti Cambérène bien que waxuñu dara parce que d'accord nañ ci ndax tamit dëkku kilifa la ñu nekk kilifa yi bu ñu waxee xel ñun dañ ciy ànd ñun autorités yi ñun ñëpp waxtaan nañu ba finalement may nañ leen ba keroog liggéey bi délocalisation bi mooy toxal tuyau bi bu àggee comme ça nag ñu arrêté ko pour de bon arrêté dootu fi xel yi. mais c'est sûr et certain que ñoom délocalisation bi commencé nañ ko liggéey bi commencé na. faneen lay dem commencé na. nee du nekk Ndoxambaay non du nekk Ndoxambaay non ay magum jëmm lañu bokk nañu ci yëpp négociation yëpp tout ça ba actuellement nii dem nañ fi ba Maroc sax pour su mel noonu donc loolu moom c'est dëgg gu wér péng la incha allah yàggatul comme ça tuyau bi moom dootul sotti Cambérène day sotti feneen. non jox nañu date sax mais loolu amul solo l'essentiel mooy xam nañu ni day génn. voilà monsieur le maire foofu la ñuy rebondir ku ne xam na ni jamono yi ñu toll nii am na ndox mi dugg na ci àdduna bi ba yegg si fi nga xam ne mooy suñu réew di Sénégal muy mbas mi ñu gën ko xam ci coronavirus. alors ci loolu ku wax Cambérène wax plage ku wax Cambérène wax xale yi dem géej ku wax Cambérène également wax dajaloo bi nga xam ni dañ ko faral nemmeeku ci booru plage bi bu yàggul rek ministère de l'Intérieur ànd ceeg état du Sénégal jël mesure yu alléchante interdiction totale waxuñu sax bañaat mais regroupement au niveau des plages te Cambérène bokk na ci littoral bi fi nga xam ne fi ëpp nit di fi daje bokk na ci ndaxte boo nee Cambérène ba Parcelles loolu lépp ci Cambérène la presque donc Parcelles moom ci nu mu tëddee ci li nga xam ne mooy découpement territorial boole nañ ko nekk beneen commune mais loolu lépp ci ay jamono suñu ñoom maam benn zone la woon benn suuf la. loolu tey yow en tant que maire ban gis-gis ak ban njàngat nga ci am. waaw di ko rafetlu di masawu service de l'ordre muy gendarmerie police parce que temps yi sonn nañu man yàlla dafa dogal damay dem géej tous les matins def sport waaye loo teel boo demee fekk ba gendarme yi loolu nag vraiment ñu ngi koy rafetlu di leen masawu te heureusement que amul xeex amul xuloo parce que gendarme yi bu ñu ñëwee c'est vrai que nit ñi dañuy gaawantu ñëw. balaa ñoo ñëw ñu jéem a def ay éducation tuuti tàngal seen yaram mais bu gendarmerie yi ñëwee vraiment bu ñu sifflee rek ñëpp dem comme dans une école ku nekk rangé wu yéeg mag ak ndaw góor ak jigéen nag loolu dañ cee rafetlu day wane ne Sénégal ñoo ko moom te li may wax rek ku la ne sangul sa taar la bëgg ay dàqante fii dóor fii sànnante loolu dafa war a jeex ndax yàlla ñoom moo leen nattu ñu sol tenue mais nag ay Sénégalais lañu comme ñun. ñoo bokk ndey ñoo bokk bay donc tey bu nekk ci posture boobu ñun ñoo leen mën a jàppale ba du àgg ci yenn excès yi donc loolu lañ koy rafetlu et mbas mi vraiment comme ni nga ko waxee yàlla moo ko fi indi kenn indiwu ko fi yàlla moo ko fi indi su ko fi ne fanaa ku fi indi woon tey kon tey dóor na la ba vraiment ba yow lu njëkk faat donc moo tax nañ sant yàlla rek te dolli ñaan encore te nag sàmmanteeg mesure barrière yi ñuy wax loolu yomb na. buñ ko sàmmantee temps yi on voit que ni am na tuuti recul mi ngi xaw a wàññeeku tuuti mais donc lii moo lay wan ni
ñun bu ñu amee yenn melokaan yi rek amaana yàlla mën nga dimbali mu dem waaye ñun ñu ngi koy rafetlu vraiment di rafetlu taxawaayu état bi li si état def li mu si wax loolu lépp vraiment ñëpp xam nañu ni tey ñi dama su ma déggee am ñu naan télévision amul ak yooyu dama naan non ñi dañuy foo jaruñ sax tontu vraiment parce que événement religieux yi fi jaar yëpp ñu annulé ko ak yeneen te yow nga si daan dem yow demoo nga xam ni lii moo tax demoo tey boo taxawee naan loolu dara amul da ngay wax lu neex kooku moom bu ñu tàddal si loolu donc moo tax ñun ñëpp nag nañu discipliné ku si nekk rek xam ni kay li sama benn grand di wax naan ku si nekk rek na ni affaire bi du ma laal mais aussi tamit du ma ko wàll kenn su ko ñëpp defee rek mais jàmm ni ñooy waaye gën a ñaan gën a discipliné gën a sàmmante buñ ko defee yàlla mën nañu dimbali waaw yàlla mën nañu dimbali. ci loolu lay rebondir ku wax mbas mi sa xel tamit dina dem ci Cambérène. ngeen ay cas yoo xam ne jot nañ ko souligner souvent da ngay dégg ci information du ministère de la santé Cambérène am nañ nangam en Cambérène yéen en tant que le premier magistrat de la commune ak sa équipe ban rôle ngeen joué ci li nga xam ne rek mooy maanaam riposte contre cette pandémie. waaw fi may commencé mooy xam nga yàlla moom lu mu wàccee yàlla rusul doomu aadama am na ñu mu rus astafurlah sax waaye je veux dire que ni lii feebar bi jombul kenn mi ngi fépp nag mi ngi fépp yenn yi sax boo ko wax sax yëpp yàlla la parce que tey te bu Sénégal amoon benn cas te Cambérène amul cas sax daf ñuy metti ndax ñun ñëpp on est des Sénégalais ay jullit lañu ñoo bokk réew mi ay ñoo bokk lépp donc tey benn cas bu fi amoon moo xam fu mu amee rek kooku Sénégal gépp est affecté alors donc moo tax Cambérène effectivement zone la boo xam ne tey nit ñi ñu ngi dugg ak génn di dem ak di ñëw c'est sûr donc tey feebar bi daal fépp mu ngi fépp léegi loolu lañ ciy wax et liñ ciy wax ñun mooy si Cambérène mooy jël nañ sañu matuwaay bi mu amee jël nañ suñu matuwaay lutter nañu nag lutter waaye li may wax rek nit ñaa ngi dem marché jël oto yi di génn di fekkalante ku si nekk yaa ngi dem say mbokk ngi ñëw donc loolu ala kulli yàlla bu yàggee feebar bi soit di nga indi wala di nga yóbbu donc loolu moo dal ñëpp fu mu am rek li naan virus bi doxul nit ñooy dox waaw nit ñooy dox moo tax fu mu am rek c'est parce que soit nit moo ko fa jëlee yóbbu ko faneen wala nit moo ko jëlee faneen indi ko foofu donc Cambérène loolu moo ñu dal mais jël nañ seen matuwaay boobu ba léegi ñu ngi def sensibilisation am nañ ci comité local de lutte contre la Covid bi nga xam ne man maa ko jiite en tant que maire am ñu ma ciy jàppale ñi nga xam ne ñëpp seen xel màcc na ci santé à commencer par le médecin chef Cheikh Sadibou Diop ñoom ñëpp ku si nekk rek yaa ngi si ñu ngi réunion tous les jours di daje am nañu local sax am na ay temps ñu doon sens chaque week-end ñu def benn quartier on a 15 quartiers parce que on a fait la moitié donc di seeti écoles yi marché yi jàkka yi yooyu yëpp gis ngeen xam mbir mi ni mu ëppee dayoo ak li nga xam ne danger la moo tax appel bi ren ji gis ngeen amul tu vois donc ñu ngi saluer position Seyna Laye le fils aîné du xalif position bi mu jël position courageuse bañ ko laajee en homme averti dégg nga li mu wax waaw donc te si xam-xam la ko teg donc loolu ubbi yoon bi nag si la ginnaaw loolu si la événement yu bari événement majeur yoo xam si dëkk bi si réew mi la donc ñu annulé ko ba jàkkee yi aussi lieu de culte yëpp ñu suspendre donc yooyu yëpp day wane ni ampleur adduna nag day dox bu doxee da ngay dox ànd ak moom c'est normal parce que bu doon loolu tey heure bi amaana tey àgg na fa neen donc yàlla moo ko fi indi mais ñun aussi ay doomu aadama lañu yàlla moo ñu sàkk tey lu mu def dañ ciy nangu jël si ay matuwaay au niveau de Cambérène comme ni ma ko waxee aidé nañu ñu bari génn nañu joxe ay masque joxe ay gel fépp daal fu ñu war dem nañ fa waaye nag dafa nekk loo xam ne nag mën na ko téye yàlla bu nammee nga am ko kooku kenn mënu si dara waaw donc ñaan rek encore yàlla musal ñu si moom mi ko fi indi nag mu feex mu jële ko fi ba ñëpp dellu seen sago ñëpp dellu seen jàmm. ku wax maanaam mbas mi. saxal dina nekk ci li nga xam ne mooy force Covid 19. le président Macky Sall. et son gouvernement. ñoom ñëpp tous les ministres y compris. boo leen def benn say. ñu ànd xeexandoo. li nga xam ne mooy mbas mi rawatina ki nga xam ne mooy ministre Omar Faye li nga xam ni jëm na ci aide alimentaire yeeg yooyu.
commune bu ne jot nga ci. mais ba nga jotee sa wàll naam jotoo am ay difficultés comme ñeneen ci commune bi. non ñun sant yàlla parce que Dakar 19 communes yëpp Cambérène moo njëkk a joxe vraiment loolu moom tam mu nekk réussite totale amul xëccoo amul xuloo amul xeex vraiment def nañ ko ni mu gën a rafetee kooku dañuy gërëm population yi di leen sant bu baax a baax ndax ñi amul xam na ni jotewul si ak siwul si ñoom mais ñi am aussi séddoo nañ ko parce que Cambérène ni nga ko xamee dëkku mbokk la benn bopp la gis naa bi sax ay ñoo xam ni dañu dem jëndi ñëw jox ñi amul làmb seen poche jëm jënd jox ñi amul ñi am souvent bu ñu ñëwee dañuy jël ceeb bi joxe diwlin bi joxe suukar si wala ñu joxe leneen séddoo waaw loolu daal vraiment moo fi am joxewuñu nag séddoowuñu nag si kii bi non yow jigal bu ñu la joxee yow yaa moom yow nag boo demee ba sa kër yow yaay xool li la doy mais heureusement ñi si ëpp bokk vraiment dañu joxe dañu séddoo te loolu dafa rafet day tax mu gën a yaatu waaw amoon nañ ci 4157 yooyu joxe nañ ko ba mu jeex ñi waroon am ñëpp am nañu ciblage bi maanaam tànneef bi quartier yi ñoo ko tànn délégué de quartier yi bu si nekk sa quartier ngay dem woo kilifa yi nekk sa quartier ngeen waxtaan bu ñu waxtaanee indi liste bi préfet ñëw superviser ñu joxe waaye rafet na kenn déggu si coow kenn déggu si te 19 communes yëpp vraiment Cambérène moo si jëkk a joxe te loolu vraiment dañ koy rafetlu di gërëm nag le sous préfet bi doon piloté loolu Babacar Ibrahima léegi yóbbu nañ ko Touba mi ngi Touba am na ko remplacé monsieur Ngom vraiment moo jiite woon liggéey bu rafet ba vraiment sëriñ bi kontaan si ñëpp kontaan si. loolu yaakaar naa ni baax na aussi nga indi ci ay leeral. ndaxte la nga xam ne mooy ndimbal loolu jiw nañ tool bu bari si Sénégal. rawatina ci yenn communes yi. nekk fii ci Dakar. ci loolu ba tey rek dañuy continuer ci li nga xam ne rek tey moo jëm ci li ñuy seq ci waxtaan wi jëm sa commune bi nga xam ne moom la yàlla def nga nekk ci bopp bi muy commune Cambérène tey ku wax Cambérène aussi sa xel dina dem tamit si cas de noyade chaque année maanaam grande vacances fi nga xam ne mooy zone Cambérène bi mënoo toog parce que quelque temps ci déggoo ñu ni am na cas de noyade yow en tant que l'élu de la commune est-ce que jotul ngeen préparer ay maîtres nageurs wala zone interdite yi nga xam ni moom la nekk ngeen pointé fa ay nit comme ni ko gendarmerie defee instant bi ci jamono mbas mi nga xam ni ku ñëw boo naree sangu sax bu fekkee mënta ñàkk ñu encadré la est-ce que loolu yéen ngi ci liggéey. waaw xam nga man c'est normal parce que code bi dafa wax ni quand tu es maire tu es conseiller municipal nga à Dakar. Cambérène am na ay maîtres nageurs am na 3 maîtres nageurs yu fi nekk Cambérène yoo xam ni ville de Dakar moo leen di fay alors léegi Cambérène noyade yi ngay dégg yëpp du Cambérène parce que Cambérène yàlla dimbal nañu ay doomu ndox lañu ñun géej moom xale bu ndaw boo gis tey mën na dem ba dootoo ko séenati donc mën nañu ndox moo tax kaa yi ngay dégg ay lapp yëpp du Cambérène soit day nekk unité 15 wala mu nekk Malibu mooy Guédiawaye voilà waaye kuy sangoo Cambérène moom mën na la si dimbal suñu borom mën na la garanti ndax cas de noyade du ma ne amu fi de mais c'est très rare bu fi amee une fois par 5 ans la wala même pas 10 ans sinon ku fi lapp ñu jëli la mais xam nga aussi jigal xam nga nit ñi aussi il faut ñu xaw a discipliner mooy yow boo xamul géej du ma wax ne bul dugg parce que ku si nekk bëgg nga sangu bëgg a barkeelu si ndox mi wala nga féexal sa yaram mais bul sori parce que kenn xëccu la yóbbu la yaa yóbbu sa bopp xamoo géej gi fu mu yem xamoo fu am xor fi naan pax wala fu amul pax waa mais kon bul dem man pourtant man nga yem si teppal gi nga tooy wala nga jël sa pot sax am na ñoo xam ne duñu sax amuñu kersa amuñu kii par exemple du ñu rus jël pot di tànk du sotti parce que ndoxum géej man dem seen yaram rek mais nag su fekkee ne yow yaa ngi soog gis géej xamoo fu mu yem nga dugg mais kooku bon bi naan ku repp moom kenn mënu si moom dara mais nag sañu rôle aussi mooy dimbali nit ñi yedd leen xool foo xam ne tamit dangereux na ñu wax leen ko mais heureusement que xam nañ ko gis nga man mii su ma xëyee le matin damay dem ba Yoff mais damay romb ay nit sax ñuy sangu mais damay taxaw naa leen non bul dem fee defal lii defal lële sans pour autant ma feeñu leen sax parce que danger la te xam naa ni tey jii am na xam boo toppee ndox mi rek mais da lay nax daf lay nax te da ngay dugg si ay xor ay kàmb ay waaye xam mu kii la toi te Cambérène ngay lap
xale yu dugg jàppal dem génn la mais gis nga bu dee 15 wala Malibu mais boo labee dañ lay seetaan ñëppay génn bàyyi la ñu naan ma nga nële ba keroog kenn du la gis fekk dem nga donc moo tax balaa boobu nag da ngay xam sa bopp nit ki bu la kenn gënal sa bopp taxawal si biir si fi nga war a sangu ndox mi yem sa tànk nga sangu boo tooyee dem waaye nag boo duggee fu ñu la dugaloowul bu fekkee tombé woo ak maître nageur wala ñoo xam ne xam nañ géej mais da ngay dee loolu moo tax mais gën a sensibiliser rek gën a sensibiliser surtout vacanciers yi ñu jóge si biir dëkk bi di ñëw fii di vacances ak yooyu nañu moytu géej gi waaw nañu moytu. waxtu bi ñu ngi ñuy xoj. li ñu tëral ci waxtu daanaka lañ doon jeex. question bi mujjee rek laata ñuy tàggatoo mooy ku wax commune bu nekk di nga gis mu am ay difficultés. tey en tant que maire de la commune tey boo mënoon a yegg askan wi lay seetaan yan jafe-jafe nga xam ne moom la sa commune di jànkuwante jamono yi surtout si mbas mi. waaw jàppante mooy plage bi la woon heureusement que léegi nit ñi d'accord nañu ni plage bi bu fekkee demati waaye ñi doon dem si plage bi dañu commencé ñëw si école yi xam nga Cambérène yàlla dafa dogal dañu am fii école Seydina Issa fii xam ne dafa am ñaari cours yu mag mais ñi nga xam ne tey dañ leen tere woon géej dematuñu si terrain yi parce que dañ koy tere mais léegi ñu ngi si biir dëkk bi si école Seydina Issa di football loolu dañ koy ñaawlu ndax bu dul dara sax li wax naa ko démb bu dul dara sax turu Seydina Issa bi rek waroon nañ ko sàmm te école boobu mooy la plus vieille école la plus ancienne man mii si laa jàngee ñi ma gën a mag fa lañ jàngee sama yaay sax bi ma jur man fa la jàngee alors donc loolu moo tax nañu war mal école bi xam ne sañuy doom sañuy jarbaat ñoo fay jànge te dañu bëgg bu ëllëgee ñu tekki nekk dans de bonnes conditions di jànge fu baax waaye yow fa nga jàngee te jàppale wu dara si école bi du créer du banc du cahier du dara waaw ba pare la fa nekk tey nga bëgg ko yàq di si dóor ay bal si fenêtre yi di toj ardoise yi di toj maître bu ñu waxee nga saaga leen ku wax nga xeex ak moom loolu vraiment jekkul te nag li may wax rek police yenn saa yi mu ñëw fi mais police mënuñu citoyen bu ne nga teg benn policier si ginnaawam loolu mënul nekk kenn amul budget kenn amul jotam nit ki nag bu la dàqee benn yoon ñu ne lii bu ko defati vraiment war nga am ngoru du ma ko def surtout que école bi nekkul Parcelles nekkul Patte d'Oie Cambérène la nekk ñun ñoo ko moom sañu moomeel la donc tey bu ñeneen ñëwee tey ay jàmbur naan leen moytu leen lii loolu ñun kooku kenn du yedd si loolu. def nañ si jéego ba démb rek bi mu tawee samedi bi vent bi dafa teggi toiture yi mais teggi toiture bi yëpp d'accord xëy na liggéey bi demul woon noonu waaye bal yi ñu ciy dóor aussi mais bal yi bu yàggee dafay fissuré wu te dafay détaché wu ciment bi ak kii bi day détaché wu parce que fenêtre yu bari day jëm saaga def fenêtre daanu wala banta bi xar wala yooyu yëpp parce que bu doon ay xale yu ndaw ay xale 10 ans 11 ans amuñu force boobu mais ay magum jëm takk sol ay dossard ngoon ñi ñëw entraîner ay véché ay balu normal loolu xajul ci école donc tey loolu lañ ko bàyyi parce que tamit police gendarmerie ñu ngi ci plage bi mais gendarmerie moom mënuñu dugg ci biir dëkk bi mënuñu dugg ci biir kër yi non loolu ñun ñoo ko war a bañ bu ñu doon ñëw sax ñun dañ leen war a aaye parce que tamit on est responsable et citoyen lañu donc tey nit ñi mën nañu dàq ay plage ak yooyu waaye sa biir kër sa biir yoo xam ne yéen a ko moom non loolu jekkul waruñu xaar ba ñu siy dàq kooku dañ ko war a bàyyi maa ngi attirer attention ci parents yi bien que ñu koy def ay mag lañu parce que am na ay borom soxna lañu mais parents yi ñu ngi fi nijaay yaa ngi fi ñi yaa ngi fi marché yaa ngi fi association yaa ngi fi ni ñëpp a wax ñi sonn nañu école bi sonn nañu démb directeur mi ngi may wan ay reboisement yi bi ñu defoon dañ ko buddi teg fële sànni banc public yi ñu defoon ci cour bi noonu ñu dindi ko wekki ko sànni uniquement pour football yow jekkul man damay def sport yow da nga koy def kañ da nga koy def mais ku si nekk yaa ngi koy def te loroo kenn tooñoo kenn waaye nag nit ñëpp bokk man Amadou Samba ma ne xaal ma buddi ko teg fële sama yoon newu si su ma fubalee dem suba xale yi bu ñëwee fu ñu toog sama yoon newu si naaj bi leen bëgg kii wala bu fa gan ñëwee xool école ni mu mel wala xoolal maire bi deful dara wala nangam fekk yow daf nga ba bëgg a dee ñoom ñoo si d'accord ñoom ñoo ko bëgg a yàq mais xam nga su kenn di def fukk di suul mais pax du fa am te nag war nañu weesu foofu école bi moom ma ko yow moom ma keneen moom ma ko ñëpp ko moom doomu ñëpp fay jànge te dañu ñaan yàlla bu ëllëgee ay kàngam génn fa jariñ dëkk bi jariñ seen askan jariñ diine ji loolu daal loolu laay def appel si ñu sàmmante loolu. ci loolu li ñu jeexal rek maanaam kàddu bi nga xam ni moom ngay tëjee ak message bi nga xam ne moom amoon tey di koy yëg autorités yi surtout
waaw message bi déjà day nekk ñaan li di ñaanal rek xalifa bi yàlla yàggal ko fi may ko wér ak njabootam yépp nag góor ak jigéen mag ak ndaw sëy naa lay nekkal leen fii Cambérène ndax moo fi nekk di ko ñaanal vraiment taxawaayam rafet na xalaatam rafet na et vraiment mi ñuy jàppale si biir ak biti ak njaboot yépp nag ñëpp ku lim juum waaye boo tuddee li naan boo tuddee per rek tudd nga kurus di nuyu délégué de quartier yi di leen gërëm si liggéey bi ñoom tamit ñu ngi vraiment daf lu am solo si quartier yi di ko def si dëkk bi di nuyu imam yi dëkku diine la ñoom tamit ñu ngi leen di gërëm di leen sant si taxawaay yi di nuyu conseil municipal bi yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ndax si jàppale bi et vraiment di wax rek ni Cambérène nañu gën a góorgóorlu ndax li waaj di wax naan ku am lu kenn amul da ngay def lu kenn deful yàlla dimbali nañu ba fii tey vraiment làqukaay la woon Dakar dafa daan tàkk ay di fa am lépp di fa am nee nañu si ay nettali ndax fekk wuñ ko Cambérène nañuy làqusee Seydina Issa mi ngi fii tëdd di taaw Seydina Limaamu alayhi salaam loolu di lu jagleel bu rëy ndax ku ni Seydina Issa mi ngi tëdd fii tey sa suuf tey war nga mën a def lu kenn deful sàmmunteeg nag la mu bëgg ndax tey gis nga Cambérène amul agression amul dara fu la neex tëdd fu la neex fanaan fu la neex jaar te jamono ji gis nga ni mu mel loolu nag dañ koy gërëme vraiment suñu borom bu ñu defal loolu et loolu yëpp nag moo war a tax ñu gën a góorgóorlu nekk benn surtout jeunes yi mag ñi seen wàll wéy na liggéey nañu ba macha allah rafet na ñun xale yi nañu gën a nekk benn mouvement du ñàkk ambition du ñàkk waaye yàlla bu joxee na ñëpp nekk rek benn ndax dañuy wax ni gaal doo si dugg dem ba biir géej di ñaan gaal gi bët ndax gaal gu ne am na capitaine yàlla moo ko sàkk jumaa lu muy rëy borom xam-xam yi lu ñu fa nekk bu kenn moon nañ leen naan demal ci kanam loolu mooy àdduna te yàlla yàlla du juum yàlla du mu def noonu donc moo tax damay def appel boobu nañu nekk benn bëgg suñu dëkk liggéey suñu dëkk et wàññi coow li jëf ji ëpp ñu yéenante jàmm ku si nekk loo ëppale sa waay nga jàppale ko si ndax xel du doy am yi wuute na waaye ku si nekk rek loo ëppale sa moroom rek jàppale ko te yàlla tax mu bañ a nekk njistal loolu daal laay def appel di wax ni sant yàlla bu baax a baax li ñu yàlla dénk lu ñu mën ñu ngi ko siy def lu ñu deful rek c'est parce que mënuñu ko waaye lu ñu mën ñu ngi ko siy def vraiment di gërëm ñëpp di sant sa équipe bi vraiment barki démb nga ma woo rek waaye gis naa boobu ba léegi ñu ngi may soññee si affaire bi loolu day wane bëgg si liggéey ak taxawaay yi waaye nag rôle ak journaliste la noonu la journaliste vraiment da ngay xaw a agressif ak aussi timide mais j'ai vu que ni on vient de se connaître mais je vois que ni vraiment macha allah yàlla jàppale rajo ci télé bu baax a baax gën la taxawu ba moyens yi gën a yokku liggéey bi gën a xarañ. voilà mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan ci seen télévision préférée Khass TV lii lañ leen indiloon tey bàyyi ko ci ki nga xam ni mooy Mame Amadou Samb di nekk maire Cambérène nga xam ni tey moom la ñu dalaloon seen biir émission yaatal géew bi ngir mu indi ay leeral jëme ko ci commune bi nga xam ni mooy commune Cambérène ak ni muy doxee loolu lépp rek boo ko dajalee rek mu nekk loo xam ne yaakaar naa ni bu ñu ko yeggee askan wi dinañ ci gën a am ay gindiku comme ni ñu koy waxee ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jaajëfal équipe technique bi nga xam ni ñoom laa àndaloon sama caméraman Ibrahima Bari ak Mira Diop ak ki nga xam ni mooy sama jigéen Aji Diop ñoom ñëpp nekkoon ci réalisation bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous ci beneen numéro